moom gars yi dañu toll si bu ñu xëyee suba ku nekk dugal sa audio naan lii la di wax lii la di wax loolu day jar ñu déglu monsieur Massogi Thiandoum président micro baa ngi noonu. merci beaucoup asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant si mobilisation bi di jiital si nuyoo bi suñu mbokk Yéeni Géej yi nga xam ne ñoom ñoo ñu recevoir tey di nuyu kilifa dëkk bi yépp di nuyu suñu mbokk bopp yi fi nekk di nuyu suñu wóllëre yi fi nekk di nuyu suñu am di jàmm yi fi nekk ma bëggoon beral nuyoo particulièrement sama xarit mon frère sama doomu ndey Aliou Ndiaye bu Leela Aliou Ndiaye si coalition bi la bokk si ñi doon xalaat yu rafet ak programme bu baax bi ñu def si la bokk donc bu ñu ñëwee tey fii dëkkam war nañu ko nuyu sargal ko wax ko ni ko la ñu tàmbale woon di ko liggéey ak moom ñu ngi ci waar bi si loolu lañ nekk ba léegi maa ngi nuyu aussi coalition ànd nawle ànd liggéey yépp jiital si nuyoo bi suñu mag Baye Jamil comme ni ñu koy waxee à chaque fois ak aussi suñu mbokk bés du ñàkk yépp Adja Siré ak ñoom Soxna Diop ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom Baye Lay Ñang ñëpp ñi nga xam ne si turu bés du ñàkk la ñu duggee si biir coalition bi moi je pense que waxu bés du ñàkk moom dootuma ko wax parce que ñi ko war a wax nañ ko des voix beaucoup plus autorisées wax nañ ko te dafay dëggal rek li nga xamante ne moom la ñu waxoon dëgg moom mën naa yeex waaye yàgg-yàgg day yëgse am na xale yuy wax fen bu jëlee ascenseur dëgg escalier lay jël mais yàgg-yàgg day yëgse et je pense que dëgg yëgse na ñëpp gis nañu li xew ci yéen par rapport ak suñu parti bopp boobu comme ni ko sëñ Mansour di waxee bés du ñàkk sam papa nag daf ma daan wax kafen ban may la jabar dinaa xam ne jabar ak dëggaa kaa yor mais dafa mel ni loolu yëgse na beneen bi sama xarit Mouhamed Gueye mon jeune frère maa ngi koy sant di ko gërëm aussi ci clarification yu muy andi mais li ma koy wax rek Mouhamed l'intelligence n'a pas de limite mais la bêtise humaine ne mérite pas qu'on s'y attarde moi je pense que am na wax yu nga xamante ne boo koy tontu da ngay may buzz ñi ko wax et moi je ne parle pas avec des hommes des petits hommes bu may wax damay wax ay nit yu nga xamante ne boo leen tëkkalee nit ki si wàllu jàng si wàllu compétence au moins war nañ it wax noo ñaa mën a émaler mais aw ñey du béréxu fel donc loolu laa bëggoon wax ci côté boobu li nga xamante ne moom laa bëgg a wax tey fii Yéeni Géej mooy sargal bu baax a baax suñu candidat monsieur Amadou Ahmed Ndir parce que pour man dañ ko war a sargal Ahmed kenn mënul naatable bëgg gi mu bëgg Jalaaw kenn mënul naatable dëgg gi nga xamante ne moom mooy li muy doxo guddi ak bëccëg kenn mënul naatable que Ahmed nit la ku nga xamee ne fépp fu doomu Jalaaw sonne wala bëtam xonxam mu ñëw taxaw faj ko te yorul benn ndombu tànk bu ko waa Jalaaw jox nit nag bu fekkee ne da nga dëkk ak moom ngeen yem képp ci dëkk bi la nga war a xeex pour dëkk bi moom mu jóg di ko xeex boole xeex boppam ak yow sab xeex
bu joxe ndomb tànk jotee mu ne bu ma ko jotee dinaa gën a mën a xeex pour ñun ñëpp ñu am naataange suñu askan jëm ci kanam bu la ko laajul sax da nga ko war a jox. mobilisation bii am nii tey boo gisee ma ne dama koy rendre hommage liggéeyam la parce que Ameth defe naa amul kër bu mu duggul ci Yéeni Géej amul kër bu mu duggul Yéeni Kaw amul kër bu mu duggul Jalaaw liggéey bi mu bëgg a def ñun ñi nga xamee ne ñun la koy defal ba muy jox bàyyi soxlaam di wax pour dëkk bi kenn ku nekk ci ñun yaa ngi nekkoon ci sa yëfi bopp. bon ku mel noonu bu lu mel nii amee tey mbooloo mii ñu ñëw teew dañ ko war a sargal loolu moo tax je tenais à lui rendre un hommage. beneen bi mooy yaakaar naa ni li ñu tuddee conscientisation maanaam fexe ba nit ñi ñu yeewu ci dara liggéey boobu aussi Ameth ak ñi mu àndal vraiment def nañu ko. tey jii tey 2021 wala 2022 ñu nekk ci élection yaakaar naa ne gàcce la ci kenn ku nekk ci ñun mun naa mën de yaay wote woon na ma waaye ndekete i ndaw nu naxoon naxaate moom yaakaar naa kenn waratu ko tudd fii ci élection d'autant plus que ñi koy def ñoom muusuñu xam nga nit bu fekkee ne yow tu es intelligent te waxoon naa ko encore une fois on ne peut pas faire la même chose et espérer des résultats différents ñoom yëpp dañaa doxale benn la bàyyi ba élection ña dajale jigéen ñi joxe ay projet maye xaalis taal lampe yi andi ndox ma neex la dugg ci kër la neexalaate mais chaque fois la même chose la ñuy def xanaa kay nun nag li noon naxee même fekkente ne benn façon bi rek lan noon naxee war na noo mën a yeewu nag bon man pour man te sëñ Mansour moo ma ko waxoon Moustapha sëñ Mansour moo na ma woon maso gi Sénégal ñépp yeewu naña ba mu des politiciens yi parce que politiciens yi dañu yaakaar ne mën nañu continuer di nax askan wi abadan mais fi mu nekk nii dafa mel ni boo seetloo gars yi ñoom ñooy nax seen bopp mais nit ñi yeewu nañu xam nañu fan la ñu bëgg a dem mu laaj su kenn ku nekk ci ñun mu am une responsabilité individuelle balaa muy doon une responsabilité collective notre responsabilité individuelle mooy ñun ñu xam ne dañu bëgg changement loolu ñëpp ci Jalaaw xam nañ ne changement dafa war a am ñëpp d'accord nañ ci loolu comme changement dafa war a am nag dafa am ñun nu ñu war a taxawee am ñun nu ñu war a doxalee pour changement am nañu opportunité mooy élection yii di ñëw xam nañu fan la ñu bëgg a dem mooy dañu bëgg a jël Ameth Ndir dugal ko ci mairie yéen loolu mooy suñu liggéey matin midi et soir et je ne voudrais pas que des gens mal intentionnés qui ne sont là que pour leur propre intérêt essaient de nous dévier de notre trajectoire. Nous avons dessiné, nous avons tracé notre chemin. Xam nañu fan la ñu bëgg a dem suñu objectif xam nañ ko mu ngi fii ci ginnaaw kër Baye Yaama fa la ñu dugal Ameth Diagne foo la ñu jëm daara mënuñu arrêter il faut que ça soit très clair gestuwunu xuliwunu gauche xuliwunu droite suñu kanam la noo xulli te fii nu teg nu bët maire bi la fa la ñu jëm donc il faut que ñoom ñu xam loolu ku nga xamante ne nag da nga dem ba jàpp ne yow ñàkk nga da nga doon nax nit ñi di nax sa bopp dem ba gis ne nit ñi gëmatuñu la ngay def ay pexe ut ay yu kenn xamul di ko def loolu yow sa bopp la engagé mais ñun xam nañu fan la ñu jëm te ñu ngi dem foofu waxoon naa leen ne leen am na loo xam ne bu amee le centre va inexorablement vers la périphérie et la périphérie va inexorablement vers le centre in mënu si dara danoo dem mairie ba ñuy woo surtout les jeunes parce que un processus de changement et de transformation buy démarrer dafay am ñu koy porter wax naa démb ni tax ne la puissance de la déferlante est symbolisée par la jeunesse
lii kenn mënu kaa téye Ameth Diagne mii bu neexee yàlla mairie ba rek parce que xale yi ñoo ko téye xale yi ñoo ànd ak moom xale yi ñoo dem ba gisal seen bopp ne seen avenir seen ëllëg bu ñu changé wulee li fi nekk du dem ñu jël nit boo xam ne dafa wóor dafa set ay loxoom sell xelam sell sàccul urujul jëlul alalu jàmbur ñu bëgg a ànd ak moom pour ñu yóbbu ko maire ba bu ëllëgee Jalaaw am naataange ñun loolu kese mooy li nga xam ne ñun mooy suñu objectif mooy suñu but si loolu la ñu bëgg a dem ñu bëgg na xale yi bu ñuy dem yéen jigéen ñi seen yaay ngeen accompagner leen ànd ak ñoom jàppale seen bopp jàppale seeni doom bu ëllëgee seeni doom tekki amal leen njariñ ñun loolu kese la ñu bëgg mais seetuñu lu ñu def ci suñuy poos seetuñu tool yonoo jaay seetuñu suuf yu ñuy jaay amuñu gàdd ak courtier gënoo xëyal suba ngoon la jaay suuf nu dina jox nu la dugal suñuy poos amuñu on n'en a pas besoin ka bëgg a liggéey ka bëgg a jariñu da ngay ñax pour nga jariñu sa bopp mais toog yéen fii mosuloo xëy mosuloo gont amuloo diplôme bi say morom la jàngi u toog fii jàngiwu laa gënoon nu nilaar si classe yi tey nga yor ay oto yor ay étage di fontoo nit ñi si dëkk bi di caaxaan loolu dafa war a daj dafa war a dakk ñun amul dara ñoom lu ñu yor loo xamante ne fees na nuy bët amul dara lu ñu yor loo xam ne fees na nuy bët mais ni ñaa amee ala nu yëf nu alal la ñaa jëlin indi ka pasare indi du ko fi wax lan moo tax kenn du ko wax bu fekkee ne nit ñi bu ñu waxee dëgg dafay metti si yow dafa fekk ne yow moomu yaa nekkul si dëgg dëgg nag xale yi di wax dëgg neexul Alaaji Ousmane dëgg neexul bon Ameth gi mu nekk di ko wax ku mu la naxari ba mu métti la ba sa xol la nes-nesi nekkul si dëgg man li Ameth di wax dérangé wu ma li Ameth di wax dérangé wu ma parce que man jaar suuf luubalu ma lotissement ka fi luubal nag in wax ka ku luubal ñu wax ne da nga luubal ku set defuloo kenn dara aussi ñu ne defulaa fi dara noonu loolu rek la nu fi wax waxuñu fi leneen donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax di waxaat encore une fois pour une dernière fois peut-être jeunes yi na ngeen am fulla am fayda xam ne élection c'est un processus très complexe bu leen bàyyi lii nga xam ne moom mooy seen ay bëgg-bëgg lii rek la di wax suba dimanche daal moom waaw yëpp jóg na ngeen jóg taxaw am fulla am fayda kii nga xam ne moom moo ma doon déy léegi dafa ma wax ni ma bii sëñ Mansour gisee tiset yi ñu bindoon turu Bés du Ñakk nekk France lan la wax dama ne woon du ma si dugg du ma si wax parce que xam nga kilifa parfois bu la waxee yenn yi doo ko nettali ci biti mais man naa ko wax parce que dafa bind jox ma man sëñ Mansour bi mu gisee tiset yi dafa photo tiset bi yónnee ma ko ne ma Mansour lii lan la ma ne que lii dafa am candidat bu doon meeting moom moo def tiset yi ne Bés du Ñakk da koy jàppale mu ne ma c'est un mensonge et une usurpation li may wax c'est très clair et j'ai les preuves mu ne lii ay fen la te ak sàcc la na ngeen ko dindi ba mu set santaanew ma ko waxuma ko li may wax mu jël leen image yi bu subaa xam naa am na ñaa xam ne suba rek ña yoo nekk sëriñ bi mais man j'ai pas de problème par rapport à ça parce que li may wax moom moo ma ko wax te baa ngi preuve yi am na ñu nga xam ne ñu ngi toog partagé naa ak ñoom preuve yooyu pour mu leer sëriñ bi na ma na ngeen ko dindi ba mu set na ngeen ko weddi parce que man santaanew ma lii ñëpp ñi nga xamante ne waroon nañu dégg loolu nekk ay kilifa fii si Bés du Ñakk dem naa ba si ñoom wax leen li nga xam ne moom la sëriñ bi wax man nag bañ sa paree dama woo sëriñ bi ma ne ko sëriñ si man na ma laa weddil mais mënuma laa teggil tuuma bi yow yaay ñëw yéen dindil ko sa bopp mënoo bu neexee yàlla dinaa ko def waaye yéen foo leen dem na ngeen ko weddi parce que man waxuma ko nun nag si loolu la ñu nekk tamit si loolu la ñu nekk je pense que yi ñu fi wax yëpp ak image yi ñu fi wane leeral na vraiment situation Bés du Ñakk tey Bés du Ñakk kay num nattu moo la
dañu am kilifa yoo xamante ne dañuy ñëw jël bés du ñàkk bëgg ko jariñoo loolu rekk la bëgg ko jariñoo bëgg ko jël tong ko jaay ko pour am dara dugal si ñooy poche ñun nag ay gor yu set wecc lañu loolu taxul ñu am parti politique loolu taxul ñuy politique moo tax ñun fa ñu bàyyi woon ñun fa la ñu toog ànd nag ak gor gu set gii liggéey ak moom nekk aussi si dëgg parce que dëgg moom parfois da ngay nekk si dëgg mel ni ku wéet mais bu yàlla ñëwee ba leeral dak sa xol day sedd te fi mu nekk nii foofu la ñu toll nous sommes fiers bés bu ñu jàkkaarloo ak sëriñ bi dañuy siggi dañuy kontaan parce que xam na ne la mu ñu sant si la ñu nekk fu def leneen nag yow loolu sa affaire la bés boo jawgee ak sëriñ bi yow yaay régler loolu donc sama message pour jeunes yi si laa nekkoon nañu sécuriser suñu vote mooy li nga xam ne moom la débat doon wax boo leen voté rek dem ñibbi ñëw toog vote élection dafa sensible te dafa complexe dafa am loo xam ne boo ko defee ba pare da ngay ñëw sàmm li nga def ba nga xam ne lank si bëgg am na ci moo tax ñu ngi leen di invité le jour des élections na ngeen am une détermination na ngeen am fula am fayda Diba sax dafa wax na ngeen di voté 4 heures ngeen ñëwaat mais man li ma gënal mooy da ngeen di voté ba pare toog à côté boo leen gisee loo xamante ne du noonu ñu ñëw dindi ko ba mu set waaw encadré seeni leader jàpp Jibril Thiam mu dem dem mitulu njagam mu ne mësoo gi jàng mësoo gi jàng bu ko laajoon du ànd ak am na jàng Jibril Thiam kuy mbokkam fi waxee wax ka li ma wax man mi ma mbokkal ndax yaayam mu génne àdduna man maa déglu kon nag ma mbokkal déglu leen waaye Jibril du moom la mësoo gi rek tàgg kuy ànd ak am na jàng mësoo gi ba muy ànd ak am na jàng booba Jibril Thiam juddugul xale bu ndaw la Jibril Thiam amoon maanaam mësoo gi di ko tàgg Jibril Thiam mësuma kaa dégg mu liggéey ci benn bureau dara dongoo man moo kala dongoo mësuma kaa dégg mu liggéey fenn te bëgg a am alal bëgg a tedd Jibril Thiam du bëri jënam yamul lef sa keem jangal na dem fay ka waaw xuloo la jën waa mu daan leb di ka joxe ay patron di leen ka neexale te fayul seeni borom na dem fay ka man duma faral sax ma soogi waa njangal dama ne man duma faral ma soogi waaye ba ma xëyee dama sango ba set sol ma mbuwa jiital ma keloot la xaar ka tudda kaa toog mara ka jaatoo moom la maa xaar ka tudda kii la maa faral kii du ma ka faral kële la maa faral si rongom mi xam na si dara ba ma xëyee barkat yëm ba ne diwa ngaa saaga bunta karam am noo fa fukki yoon man amet ka mu neex rayal ma soogi mais amet maa kaa défendre sa digga njangal naka ñëpp a yëg naka ñëpp a dégg kii du ma ka faral jërëjëf